ngeen jëf mbokk ñuy seetaan dal leen ak jàmm si seen ëttu xibaar Bargny bi hebdo ma am mbégte di leen ko présenté ñëw ak yéen ci li nga xam ne rek moo gën a fes si bile ëttu xibaar dinañ ñëw ak mairie bu Bargny ak liggéey bi nga xam ne def na ko rek jëm la ci li nga xam ne mooy stationnement sauvage maanaam oto yi nga xam ne dañuy taxaw ci tali bi di ko baareek li ni mel ab opération lañ ci ameloon. essai départemental maanaam ñi nga xam ne ñooy def entrée en sixième ñoom it ñu ngi leen doon tàggat fii ci Bargny dinañ ñëw ak yéen seen biir ëttu xibaar Modou Bargny tamit ñoom it amoon nañu ab daje ngir waxtaan seen biir naka la ñuy defar rek ngir mën a jëm ci kee ba nga xam ne mu des na tuuti mu ibbi ñu xool rek nan la ñuy anee ab taxawaay ba seen liggéey boobu gën a doon ab liggéey bu mucc ayib mbokk yi li moo doon lii gën a fes ci seen ëttu xibaar boo leen taaxirloo tuuti ñu faram-fàcce ko ba mu gën a jàppandi. Bismillah si seen ëttu xibaar nañ leen ko junjee woon rek ci ndorteel gi stationnement sauvage maanaam oto yi nga xam ne ñooy taxaw di baare tali beeg mbedd mi ñii di waa mairie bu Bargny amoon nañ ci ab taxawaay bu mucc ayib na lañ def rek mooy jël seen brigade mobile dem rek di teg fa ay sabo dem tamit di andi ay daan ngir jëlee fi li nga xam ne day jur ay jéeyo yu bëree bëri ab reportage lañ ci amal suñu équipe toppoon na leen. am tàng si li waral di def opération bi wax naa ko sànq mooy stationnement sauvage yi lu ci mel ni par exemple 4 axes yi ma lay wax nii muy d' abord sur la RN1 li ko dalee donc quai de pêche ba Missirah da nga ci gis espace yoo xam ne pratiquement ay camion oto yu nekk donc façon bu nekk la ñuy gaare foofu te gaare bi ñu gaare foofu également dañuy woo souvent donc dañuy wax parfois obstruction wala entrave à la libre circulation yu ñuy def ci kaw tali yi te loolu itam ñu dañ ci am taxawaay am na ci jéego yoo xam ne bu ñu koy def également dañ ci ànd ak police mais am na ci yoo xamante ni laaju police parce que ñu war nañ ci am mën a am taxawaay dama la si jox rek benn misaal en face EDK Bargny am na benn créneau bu fa nekk te foofu très souvent dañ fay gis ay camions yu fa ñëw stationné ñu leeral ne arrêt ak stationnement bokkul c'est deux choses parce que am na espace boo xam ne boo fa defee arrêt parce que l'arrêt est momentané da nga fa def arrêt juste soit da ngay dugg pour jënd dara wala da ngay dugg pour dox benn soxla bu ndaw nga ñëw taal sa oto dem yooyu c'est mooy compliqué c'est tolérable mais stationnement mooy koo xamante ne ñëw na gaare otoom par exemple li ko dalee ngoon gi yëpp mu war a fanaan wala parfois soit xëy suba samp teg sa oto si benn place mu durer donc toute la journée yooyu rafetluñu ko parce que parfois dafay poser ay problème de visibilité même sur la circulation donc boo mooy cas bi ñu ma lay signaler tout à l'heure donc ci créneau bi nga xamante ne muy jàkkaarloo ko EDK te souvent mën nañu wax ne bokkul na ci lii gën di provoquer également sax des cas d' accident yu ñu noté foofu te cas accident yi nga xamante ni également ci jamono yi passé am na fa mu bëri lool sax ci zone boobu au passage également aussi tamit tam ñuy massawu ñi nga xamante ni seen mbokk yi loru nañu foofu am nañu fay accident mortel ñu profité ci occasion bi également aussi di leen ci massawu ci opération Sabo comme ni ma la wax accès yooyu dafa nekk ñeenti axes yi pour terminer mooy sur la RN1 la tàmbali woon donc muy la route du marché mardi la route pénétrante mooy li ko dalee poste courant ba Bargny Géej parce que dañu nemmeeku également aussi ci trottoir yi fi nga xam ne nit ñi dañu fay far di dox oto yi dañu fay far di stationné te loolu itam rafetluñu ko moo tax jamono boo xamante ne kii bi génn na dafay jaar ci axes yi ma lay wax nii bi ci mujj mooy l'axe du camp militaire donc ñëw ba ci côté gare bi foofu yëpp dañ koy def ay intervention am nañ ci cas démb nit ñi comprendre ñu mais tey moo xam am na panneau de signalisation wala amu ko ku nekk war ngaa xam ne ci kaw tali nga xam ne c'est une route empruntée
par les usagers mooy oto yaa ngi fay circuler waruma yaakaar ni war na fa mën a stationné otom doom dëkk si soxla donc oto bu ñu fa fekkee également aussi dañ koy chabot. mairie bu Bargny ànd si ak li nga xam ne mooy service technique moom ñu taxaw temm si nawet bi ñu nekk rek ngir évacuer li nga xam ne mooy ndox yu bon yi wala di taa fële ca Bargny Géej taxawoon rek ñu dem ay travaux d'évacuation yoo xam ne amaloon nañ ko fa Lamine Seck. fii ci Ngadié Bargny Géej taw yu mujj yi indi na fi ay jafe-jafe ci wàllu dem ak dikk ci askan wi mu amoon ndox mu bari moo xam ni dafa doon taa donte sax équipe municipale bi doon na yebal ay ndaw ngir ñuy pomper ñu gis ne lii gën a efficace mooy trouver solution boo xam ni day mucc ayib mu doon un système d'évacuation d'eau. travaux yi nag tàmbali na bu yàggul dara mu ngi mel ni sax mi ngi dalal xelu askan wi. boo seetee nawetu daa bi dañ amoon équipe moto pompe tout le temps bu daan taw dañuy andi suñu moto pompe yi branché évacuer ndox mi léegi bu ñu xoolee suñu bi nañ xam ne loolu c'est pas une solution définitive si nañ ñëwee étude en tant que service ñu xool ban système nañu mën a kii bu ko defee ndox mi bu tawee dootul taawati si nañ xool système d'évacuation bii nii xool ne moo gën a efficace te bu fexee ba réaliser que rek c'est fini ndox dootu fi taawati. nous sommes en phase terminale li ñu dese bëreetul parce que benn tronçon bii nii rek moo ñu dese tronçon bi ngay gis ni pratiquement ça fait une trentaine de mètres au début bi fii yëpp posé nañ suñu PVC équipe baa ngi nii di def rembalayage bi yëpp li ñu dese bëri pratiquement fii au maximum 15 jours dinañ pare liggéey bi incha allah. pour l'instant moom fii nañu étudier peut-être yeneen points yi xam ne day am ay ndox dinañ ko toogaat étudier ko xool ban système solution définitive nañ fa mën a andi. ñu mën a jàpp ni rek lii ko tax a jëkk mooy que ni ndox bu taw bañ fee taawati te du changer dara ci niveau yi nga xamante ne moom la kër yi am ba du indi yeneeni jafe-jafe. liggéey moom macha allah ndax ndox mi dama daa taaje fii sonn na waa Bargny gépp dund rek la sonn waaye ñun ñi xam ne nag si nu kër la suñu boor la ndox mi la jaar jëm si Ngadié xel dal na ndax sonaloon na waa Bargny trop fi mu nekk nag yàlla def na jàmm yéen a ngi koy liggéey. travaux yi nag lii ko tere mu yegg bëreetul ñenn sax ci askan wi ñu ngi yëkkati ay kàddu di ñaan maire ngir mu dimbali leen ñu mën a évacuer ndox yi nga xamante ne dafa daan taa seeni kër ñu mën a leen raccorder sax ci bile regard. service technique bi ñu ngi dalal xelu askan wi yëpp di leen wax ne lu ni mel ñu ngi koy étudier fépp foo xam ne ndox dafay taa rawatina fii ci Ngadié équipe municipale bi di leen ñaanal nawetu jàmm. léegi nag nun nu doon ñaan nun ñi dëkk ci kër yi ci boor yi nuy ñaan ku ci nekk ñu may ko benn tuyau boo xam ne dina mën a génn ci ndox mi ndax lii dina bas ci dëkk bi mais nag du bas ci noonu ndax bu nu suñuy biir kër bu amul ndox mu fu ndox mi jaar du bas ci noonu waaw noo ngi ñaan daal maire pour mu dimbali ñu ci ay tuyau ku ci nekk mu may la benn tuyau boo génn ci récolte pour bu tawee ndox mi génn suñuy kër moom la ñu bëgg yooyu tuyau rek moom la ñu bëgg te moom la ñuy ñaan maire pour ma dexal nu ko. système bi ñu réalisé ne du andi benn jafe-jafe par rapport ak kër yi nekk fii nii parce que ñun dañu teg ay tuyau te tuyau yi ci suuf la nekk bu ñu paree dañuy rembale fermé waat ko léegi ñoom à partir de là ñoom ñooy xoolaat gasaat nii rek géem a seet seen évacuation mu génnaat du jotee dara ak tuyau yi ñu branché parce que ñu tuyau yi ci suuf la jaar yaakaar naa ne système bii nii jotewulaa du andi benn inondation du andi benn problème par rapport ak kër yi nekk fii nii. éducation maanaam wàllu njàng mi ci seen biir ëttu xibaar ak élèves yi nga xam ne ñoom ñoo nekk CM2 war a def CFEE ak entrée en sixième bi la yoon nag ab essai départemental la ñu amal fekk ci rek essai communal yi nga xam ne amoon na fi at yi passé bi tamit maire bi ñëw andi ay jumtukaay ngir jàppale ñooñu élèves ngir rek lépp réussir ne année ya passé l'homme qu'il faut. ay fan moo des ci entrée en sixième ak CFEE autorité yi yore jàng bi amal ab essai départemental fii ci Bargny ci lu tollool 7 centres ak téeméeri candidat CODEC ki ko jiite di Massa Diouf di ñu indil ay leeral ci lu waral essai bi ak njeexitalam ci élèves yi. xam nga li ñu naan njàng mu ne fa ñuy saytu xale bi lu muy liggéey fu mu ci tolloo nu mu ci demee nu mu ci mel loolu ma ñuy permettre ñu mën a def n'est-ce pas ay remédiation yi nga xam ne moo ñuy yóbbu ci examen bi 20 et 21 août bi ñu jëm nii ci mois bi yëpp lay yëpp di amee léegi ci noonu nag démb lañu def brevet sportif ci centre d'examen yi tey la ñuy jublu nii ci examen blanc bi li ñuy tàmmoo wax communément essai waaw essai bi nag boo xoolee du essai commune Bargny rek mais juróomi commune yëpp ñoo ci bokkandoo yem. nga xamal ne Bargny nag am na juróom-ñaari centre d'examen
yeneen côté yëpp bu nekk 4 centres la am mais Bargny am na juróom-ñaari centre d'examen ñu xam ne kon tey jii ñi ngi xayma si Bargny mu ëpp doole si commune yi nga xam ne ñoo yore inspection bu Diamniadio bi nous avons 1379 candidats yu composé fii. ba tax na entrée en sixième war naa am le 20 ak le 21 août gannaaw taux de réussite yu am solo yi amoon ci territoire communal bu Bargny mu mel ni yaakaar mën naa am ci at mi ndax effort yi autorités yi def muy enseignant ak waa mairie bi. li ñu naan match boo gis bu ne te suñu match bu ngand bi ñu war a dem ñun mooy le 20 ak le 21 août lay am match nag boo fay dem foog nga tàggat say élément ba ñu mën a nekk ku nekk xam la war ak la ñuy xaar ci yow. loolu moo tax tey ñu def entraînement comme ni nga ko waxee noonu mu nekk entraînement pour examen CFEE bi ñuy def le 20 et 21 août tey jii la ñuy natt xale yi dana ne natt si école yi mais tey natt bi dañ ko def natt boo xam ne dañuy regrouper lépp nattandoo ñëpp. xale yi les conditions textuelles de l'examen la leen di defal enseignant bi leen di surveiller examen moo leen di surveiller essai li ñuy comment dire conditions yi nekk foo yi yi leen di jox yooyu également lan yu mel noonu leen di jox. à l'examen donc environnement boobu dina tax ba xale bi ba ci examen bi du dépaysé wu dina nekk koo xam ne ku nu tàggat la ci maanaam mu préparer jongante boobu. naka noonu autorité municipale jàpp ci bu baax comme ni ñu ko daan defee ci at yi ñu génn moom Gana Matar Samb jiite éducation ci conseil municipal di wax ban taxawaay la mairie bi amal jëm ci wàllu éducation jàppale gi ak impact bi essai bi am ci yële élèves. essai bi municipalité bi day accompagner. Les enseignants si volet reproduction xam nga ne xale yi ñi ñuy composer lépp c'est sur papier ak day laaj ay papier day laaj encre day laaj comment dirais-je matériel de reprographie day laaj également pour aussi gérer les enseignants pour ñu mën a yendu mën a corriger donc tax na loolu lépp municipalité mu am si taxawaay mu dégager benn somme boo xam ne pour loolu mën a jàppandi véritablement ñu ngi rafetlu loolu. Je rends hommage à tous les enseignants boo xoolaatee parce que d'abord Covid bi bu ñu si duggee bien que Covid bi ñëw na cours yi arrêté mais maître CM2 yi même bu ñu daan grève sax dañ daan sacrifié wu bàyyi ñëw di jàngale loolu moom lu ñu seetlu loolu ñu koy rafetlu enseignants yi vraiment foofu gàcce ngaalam maa leen di delloo njukkal waaw surtout directeur d'école yi ma jiite yëpp. encore le maire nous a accompagné. parce que depuis ñu dugg ci mbas mi ba léegi nii bi ñuy reprendre nii matériel bi wër yëpp teg na ko solo école yi xam nga fu ñuy wax matériel manqué na mais du Bargny waaw loolu moom di ko ci delloo njukkal aussi di ko ci sant di ko gërëm essai bi ñuy def nii rek il nous a accompagné il a remis 200 000 francs à tous les centres waaw il a remis un accompagnement à tous les centres. point de regroupement normalisé lañ koy wax wala PRN. mu doon ab kër goo xam ni ñii di waa UGC dañ ko taxawal ngir rek xeex li ñuy wax dépôt sauvage maanaam fu neex waay rek mu tuur mbalit installation ba nag mu ngi am fële ca Ngudd. Amadou dafay buub mbalit PNGD tax na mu am mbootaay kuréel gu tax Amadou am ay jumtukaay yu mat sëkk yuy tax liggéeyam yemb. mbootaayam bi dafa lëkkaloo ak ndawi quartier bi. jokkoo ci ak benn PRN di tabax bu bees buy tax ñu mën a for mbalit mi ci biir quartier bi. PRN bërëb la bu sareet yi di mën a sotti mbalit mi dina tax mbalit mi ñu sotti fu ne dakk ngir aar dëkkuwaay bi ak it li mu mën a jural sunu wérgu yaram. bërëb bu bees boobu dañu ko saytu aar ko ba pare ñàkk ko toftal ci benn cabine ak agent de sécurité ngir aar ko borom saret yi dañu leen di ràññee ci buntu PRN bi ndax badge yi ñu yore am na yoon yu ñoŋ yu ñu defar ngir saret yi mën cee yéeg sotti mbalit mi fi mu war a nekk. am na yeneen ndaw yu ñu jël ci quartier bi ngir liggéey ci tànn mbalit mi bu ci ne ak ni nga toll moo xam carton plastique weñ ak ñoom seen ci mbalit mi def ko fa mu war a dem ci kees yi
ci bërëbu liggéeyukaay bi am na benn tame bu loxo di liggéey ñu lëkkaloo ci ak taabal bi ñuy tànne tame boobu mooy tax ñu mën a lay suuf si ci mbalit mi. tànnkat yi am nañu ay jumtukaay yu méngoog seen liggéey mooy tax ñu am ak dal ak lu leen di aar ci seen liggéey bi. ci biir PRN bi am na benn cabine buy dalal dëkkandoo yi ñu ñëwal seen bopp ci seen coobare jaay ñi mbalit mu am solo lu ci mel ni ordinateur yu paan ventilateur ak yu ni mel. PRN bi dafa méngoog jamono ji mu tollool ba pare di aar lépp luy war a gaañ. PRN bu ne dina mën a jël lu tolloog fukki nit ak juróom ñu fay liggéey. mbalit moomu ñu tànn dañuy dooni koom-koom yu xarañ maanaam matière première ñu yóbbu ko ci centre ba ñuy dajalee di fa jaayee mu di CRC. li ci jot a të ci tànn mi ñu yóbbu ko ca saasa fi ñu koy joxe beneen dayoo mu di CIVD. bu jant soowee liggéeykat yi dajaloo ci benn bërëb ba ñu sumeekoo fas yéene dellu ci seeni kër ci xol bu féex fas yi ñoom dellu ci seeni bërëb yi ñu leen tabaxal ci biir PRN bi ci anam yu mucc ayib ngir noppalu bu baax. nañ leen ko junjee woon ci seen ndorteelu journal mool yu Bargny ngir gën a jëmale kanam seen liggéey tax ñu boole seen doole rek jëm ci quai de pêche bi nga xam ni moo war a ibbi fii ci Bargny loolee taxoon ñu amaloon ab réunion fii ci centre socio-culturel El Hadji Ndiouga Dieng bu Bargny Adama Seck. fii ci centre socio-culturel El Hadji Ndiouga Dieng mool yu Bargny amoon nañu daje waxtaan ba nga xam ne dinañ gën a indi ay saafara ci seen ay jafe-jafe gannaaw bi nga xam ne quai de pêche bi dinañ ko ubbi ci ay bés yu néew. kii di Sogui Ndoye ak Ousseynou Moussa Wade ñëw nañ ci bu baax ci lii ruus ci waxtaan wi la. daje tey bi dañu ñëw ak mool yi waxtaan parce que mool yi dañu am ay jafe-jafe ci géej donc ay jafe-jafe seen organisation ak lépp ñu waxtaanoon ci ay panel di échanger ñu décider bésu tey bi nag ñëw waxtaan toog def ko potum biir nekk. donc waxtaan lan mooy jafe-jafe yi lan moo koy saafara donc ñun aussi en tant qu'acteur dañu accompagner leen pour trouver solution. li ñu wax rek xam nga fexe jàppalante di dimbalante fexe am caisse sociale boo xamante ne bii ku si yaaxu la mën nañ la dimbali loolu daal moo gënoon nekk li ñu taxoon a jox ko ñoom ñëpp ku si nekk aussi wax nga si sa xalaat bu ñu paree dañuy jël xalaat yi nga xamante ne moo ci ëpp solo ñu dajale ko trouver solution yoo xamante ne dinañ mën a appliquer loolu quoi. ñoom ñi le ba léegi ci biir waxtaan wi dinañ taxawal ab commission ba gën a ñogal seen ab liggéey. organisation bi moom ci li ñu bëgg a décider mooy def benn commission boo xamante ne mool yi ñoo ko moom parce que ñun aussi ñoom ñoo moom seen yëf dañ leen accompagner mool yoo koy moom mais ñun dañuy veiller xool accompagner leen ba xam li ñu tëral nan lay doxee maanaam ay commission boo xamante ne commission chargée des litiges ay commission de collecte de fonds ak yu mel noonu pour de xool xaalis nu mu amee ak nu ñuy gérer koppar yi ak nu ñu koy defee dimbalante bu amee nan lañ koy defee seen biir. donc loolu mooy waxtaan bi. ci seen biir waxtaan ba léegi jàpp nañ ne quai de pêche bi bés bu doxee dina gën a ñoŋal ci seen liggéey bu baax a baax. jàpp nañ ne xam nañ ne organisation boobu mënul am tant que quai bi doxul parce que c'est à partir ci quai bi ngay mën a xam lan moo doxul lan moo ñàkk dox donc ñoom commission boobu bi ñuy tëral dañuy liggéey ak waa quai bi xam ne tey li ñu bëgg nii mu ngi dox walla doxul donc ñoom yàkkamte nañu parce que. quai de pêche bi moom xam naa ne. lii suñu problème rek mooy du problème fi quai de pêche bi sax mais problème mu géej gi mooy suñu problème dafay am période yoo nga xamante ne yi dinañ fi mën a teer mais dina am ay période yoo xamante ne yi quai de pêche bi gaal duñu fi mën a teer quoi loolu daal mooy suñu problème mais bu ñu fa commencé di teer rek bu soobee yàlla dinañ am ay solution yoo xamante ne yi mën nañu fexe ba dinañ xam yi nga xam ne fi nga xamante ne fii war nañ kaa mën a defaraat ci géej gi ba gaal di fi teer daal bu soobee yàlla te waaw xalaat naa ne sax bu la mat ay d'ici 2 mois bu fekk dina fekk géej commencé di dal ci lool ci kii bi lolli bi bu ko defee ñu mën di teer incha allah bu neexee yàlla. ci wàllu woowu sax la ñuy des wax ne quai de pêche bu Bargny waroon nañ ko réceptionné le 7 août bi ñu passé waaye dañ kaa delloo ba ay bés yi di ñëw mu mel ni rek des na tuuti rek boobule quai de pêche mën a démarrer activités yi tamit loolu mu mel ni askanu Bargny dinañ ci gis seen bopp bu baax a baax rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu napp.
ñooñu le sax di mool yi maanaam borom gaal yi Prodap mu ngi leen di bëgg a jàppale parce que fu mu nekk nii ñu ngi leen di defal di leen xool ñaata gaal moo am ñoom it ñu war leen a jox ay bon essence comme nañ ko defe woon ak ñi nga xam ne ñoom ñooy chauffeur yooyu c'est sax ba léegi nii ñi nga xam ne jotuñu woon ñu ngi ñëw fii ci EMIE ngir jot seen wàll ci li nga xam ne rek dañ leen ko jagle woon ginnaaw bi nga xam ne mbas mi laaloon na leen bu baax a baax. Secours islamique France ñu gën ko xam ci SIF ñoom it ñu wanewaat seen bopp bu baax a baax si tabaski bi ñu génn lu mat ay téeméeri xar la ñu jël rek jagleel ko ay njaboot fii si Bargny naka nañ ko daan defee at yële passé Seynabou Sall. Secours islamique du ONG bu nekk fii ci commune bu Bargny di jàppale askan yi seen loxo jotul seen gannaaw ñu amal ab projet bu ñu fi taxawal ci diirub ñetti at. Secours islamique di wëyal bile projet gannaaw ba ñu leen joxee ay kit gannaaw ba ñu leen joxee ay denrées alimentaires ci koor gi bile yoon jox nañ leen ay kit lu soxal xarum tabaski jox nañ leen ko fële ca stade municipal bu Bargny. fii ci Bargny dañu fee tànn li tolloog ñetti téeméeri ménage ak juróom-ñeent léegi ni mu demee mooy lan mooy dañu defoon ay enquête bi ñu defee ay enquête dañu gis ni kat am na ay ménages yoo xamante ne maanaam dañoo ndóol. ci loolu nag ci lañ tànnoon lu tolloog 700 ménages yooyu nag yooyu la ñu war a appuyer dañu leen di appuyer tey ji nag tabaski la maanaam kenn ku ci nekk dañuy jël benn xar jox la xar yooyu nag ñu leen di jàppale day xar yoo xamante ne dañu am groupement yoo xamante ne dañoo nekk fële ci Maka Koulibantang ak Koumpentoum ak Mereto ñooñu la ñu financé bi ñu leen financé ñooñu ñu encadré leen ba ñooñu tey ji ñu am ay xar yoo xamante ne dañoo ñëw di ñu ko jaay si waat ñu koy jënd di ko jox ñeneen. mu mel ni secours islamique projet bi ñu fi taxawal ci commune bi narul yem fii ndax taxawal nañu fi ab buumu jokkoo ngir gën a mën a taxawu askan bi. fii ci Bargny suñu partenariat moom d'abord déjà ONG bi intervention bi maanaam ONG bi bu mu ñëwee intervention bi dafa jaar d'abord ci mairie bi moo ko ubbil ay buntam ñu ci remercier bu baax a baax monsieur le maire ak mboolem ses collaborateurs nga xam ñooñu ubbil seen bunt wax ñu kat war nañu mën a ñëw intervenir bi ñu ubbilee seen bunt ñu liggéey ak ñoom ñu travail ak ay délégués de quartier ak ay comité de développement yi nga xam nekk ci quartier yi ñu tànnal ñu ñi nga xamante ni yaakaar nañ ni kat seen loxo jotul seen gannaaw ci loolu nag ñu am ay enquêtes yoo xam ne dañu ko def ci ñoom bi ñu defee enquêtes yooyu ci ñoom après ñu ñëwaat présenter liste yi def li ñu naan validation ñu valider loolu bu ñu ko valider rek ñu tànn ñi kon ñii la ñu war a appuyer léegi loolu nag activité bu ñu def benn bu ci nekk à chaque fois dañu ñëw leen kat dañuy def telle activité sàngam ñoom ñu indi seen contribution par exemple tey jii activité yi ñoo def stade bi ñoom ñoo ko mettre à notre disposition jàppale ñu ci wàllu ndox ci wàllu électricité ci wàllu accompagnement chez Sosa ak sonorisation donc muy loo xam ne lu intéressant la ba à chaque fois aussi ñuy partager ak ñoom ces rapports muy rapport boo xamante ne vraiment rapport yu sain la ak loo xamante ne day tax aussi ñu xam ni. ñii di waa secours islamique ñu ngi rafetlu taxawaayu autorité yi fi nekk tey wax ne lépp mu ngi jaar ci yoon ba amuñu fi benn jafe-jafe. xanaa di ñaan rek projet yi waa secours islamique am fii ci commune bu Bargny di wëy ba ñëpp gën cee gis seen bopp. te li ci gën a am solo mooy lan mooy mairie bi ñëwul benn yoon ni ONG bi jëlal quota sàngam jox ko sàngam wala jëlal nit sàngam dugal ko muy loo xam ne lu intéressant la parce que dañu bàyyi ONG bi rek mu sélectionné ñi nga xam ne yaakaar ñoom fi ñooñu la ñu appuyé te loolu muy loo xam ne dañu koy te mairie bi nag bu ñu ko waxee aussi dañuy wax aussi mboolem service yi nga xamante dañuy liggéey ci mairie bi yëpp nga xamante mooy service technique yi ak action sociale yooyu yëpp ak aussi ñeneen ñi nga xam ne dañu nekk ci mairie bi di fi intervenir ñu mel ni aussi commissariat police urbaine bu Bargny dañu appuyer donc muy ñoo xamante vraiment appui bu intéressant la ñuy def muy loo xam ne vraiment c'est très intéressant waaw. wàllu mbay la ñuy waxtaanee ci seen ëttu xibaar ak béykatu Bargny yi nga xam ne ñooy yëngu fële ca barrage ñoom ñëwoon nañu fii ci mairie bu Bargny am ak ay waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy autorités yi lañ fa doon waxtaanee rek mooy naka la ñuy def ba gën a mën a développer seen activité foofu Seynabou Sall. kuréel gi ëmb baykat yu nekk fële ca barrage ba ñuy wuyoo ci turu ADAP di association pour le développement de l'agriculture de Bargny amaloon nañu seen am ndaje bu njëkk fii ci centre social El Hadji Ndiouga Dieng kër gi di EMIE di maison de l'innovation et de l'entreprise la tukkee ca boobu leen ndaje. boo xoolee au niveau du barrage de Bargny dañ ci am ñoo xamante ne dañ fi yëngu aussi seen teraanga nekk ci mais ñu dem ba benn instant am benn menace bi mooy donc gis nañu barrage bi mu ngi sëkku nit ñaa ngi sëkk donc du coup dem nañu ba ci biir war nañu mën a rencontrer
les autorités mooy suñu autorité tutelle yi ñu ñëw xool aussi niñ ko war a mën a saytoo du dañuy foxor ci mais dañu toog waxtaan donc ñu xool benn solution la ñu war a mën a am de ce fait que kenn ku nekk mën ci gis njëriñam. bi ñu koy créé dañ ko defoon pour développement agriculture bi mu nekk en premier lieu bi. donc du coup am nañ ci njëriñ bu baax a baax parce que déjà je ne dis pas man mais boo xoolee ñeneen ñi liñ ciy am dañuy créer emploi ay créer emploi man déjà man bokk naa ci li ci gën a néew mais damay fay 300 000 par mois bokkul ak employé journalière yi. Barras bu Bargny amaat beneen xar kanam bu gën a yees bokk na ci sabab yi ak askan bi di dundee li doomu Bargny di bayee fële ci Barras ba. njariñu Bargny la ndax su Bargny ñàkk na suuf bu bari te itam lenn rek moo ko dese mooy bassin de rétention bi te ñu ngi koy def ay parcelles di ko def ay kër te du dëkkuwaay ndax àllig la waa mairie la ñu woo na leen ñu ngi dig kaay leen dimbali ñu kon nañu jog wax balaa loolu di agsi ndax du dëkkuwaay Missirah ngi nii ndox mi échappé woon na fi waa Missirah yëpp dañu am problème. te bassin baa ngi nii bu ñu ko jëlee dëkk bi daatu am jàmm ndax dox nawet bu jot danañu diig te loolu bu boobaa it dañuy laaj ana maire bi fi nekkoon kon balaa loolu ñëw ñu ngi demander le maire mu def intervention ci passage bi nga xam ne ndox mi fa lay jaaree alors ñu bàyyi ko bañ ko construire. wàllu mbay dafa am solo lool fii ci commune bu Bargny looloo tax askan bu yëngu fële ca Barras ba jóg di ñaan ndimbal ndax xam nañu mbay mi fa mu nar a jëm suba. kon nañu fexe avec la SOCOSIM mu mën jàppale population bi te loolu maire bi rek moo ci mën dara mu jàppale population bi te xam ne suuf bi mu yor yëpp si suufu Bargny la kon war na mën a jàppale waa Bargny ci seen wàllu mbay mais kon ni mu leen di def metti na si waa Bargny malgré moo leen abal fu ñuy bayee mais dañ leen di menacer d'une façon boo xamante ne gënul kon nañu ngi demander la SOCOSIM mu jàppale population Bargny ñun nag bassin bi ñu ngi demander le maire pour que ñu creuser bassin bi waaw ndax kër bu ñu ko creuser intérêt Bargny gépp la. dañ ko seq koo xamante ne dañ ne mooy Bargny man Bargny laa koy tuddee mooy Youssou Dione parce que à chaque fois bu ñuy wax Youssou Dione man dama naan kooku Bargny la parce que à chaque fois moom li mu taxaw ak yow lu muy wax mooy njëriñu Bargny. ñu ngi ñaan yàlla bu baax a baax à ce que mu yegg fu mu war a yegg parce que bu yeggee fu mu war a yegg rek Bargny yëpp jëriñu Bargny yëpp jëriñu. certes ñun ñoo fay yëngu mais Bargny yëpp ñoo jëriñu parce que ñun suñu mëbët mooy doomu Bargny ci boppam waratul jóge fii ne mu ngi dem Caaroy di jënd ji doomu Bargny aussi waratul jóge fii ne mu ngi dem Tëngéej di jënd ji donc bëgg nañu ak même buy dem foofu di jënd aussi lu néew lay doon ci bagage yi lu muy jënd ji. mbokk yi li ma doonoon seen ëttu xibaar Bargny bi hebdo ma amoon mbégte di leen ko présenté di leen jox rendez-vous beneen yoon ci beneen ëttu information jàmm ak jàmm.